Qadriya TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi yéen a ngi ak seen télévision la Qadriya TV saa su nekk ak fu nekk ba tax na tey ñoo ngi fii ci daarul xayri waaye rawatina fii ci Tëngkili nekk lieu boo xam ni dafa bëri ay mystère ci daarul xayri nekk lieu boo xam ni dafa am histoire particulière fii ci daarul xayri dëkku Cheikh na Cheikh Samsidine doomu Cheikh na Cheikh Mahfou doomu Cheikh Abba doomu Cheikh na Cheikh Mamadou Vadul du Maamin ñooñu nekk sëtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na seen dimension spirituelle doy na waar exceptionnel tey nag ñoo ngi fii ànd ak Chérif Cheikh Samsidine doomu Cheikh Sidi Biya pour lan pour gën a mën a waxtaan ci mystère de Tëngkili waaye tamit gën a mën a waxtaan ci histoire dëkk bi rawatina ndox mi nekk suñu ginnaaw nekk ndox boo xam ni am na histoire buñ ko mënee wax noonu am na ay fait yu bari yu xew ci ndox bi nekk suñu ginnaaw léegi nag duñu def lenn lu dul jox parole bi Chérif Cheikh Samsidine mu présenté wu waaye tamit mu nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi. Chérif ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax di la jox sa wàccuwaayu maam Aïdara Chérif. awuzu billahi mina sheytaani rajim dinaa bu ñu sant ci yàlla te di julli ci Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te di sant suñu ñaar waajur di leen gërëm waa Qadriya TV te tamit di leen dalal ci suñu dëkk maam di Chérif Cheikh Samsidine Aïdara doomu Cheikh Mahfou dem Talibé Xeer doomu Cheikh Ahmad Bali fii nag mooy Daaru Xeer fii mooy dëkk Cheikh Samsidine fii nag place bu ñu nekk nii pratiquement mooy tudd Bunkili Tëngkili astafurlah mooy Tëngkili te Tëngkili comme ni ma ko commencé woon di wax histoire la waaw boo xam ne depuis Cheikh Cheikh Mahfou la commencé de Cheikh Cheikh Samsidine topp ci histoire bi ba alhamdulilah ba ñu yegg si fii waaw macha allah Chérif am na solo bu baax a baax comme niñ koy waxee rek Tëngkili moom c'est toute une histoire parce que bëri na ay mystère macha allah ba tax na tey nag télévision Qadriya TV ànd ci ak yow pour nga gën ñoo mën a jàppale waaye tamit jàppale téléspectateur Qadriya TV mbokk jullit yépp ñu mën a cerner exactement lan mooy Tëngkili pourquoi le nom Tëngkili. Tëngkili donc boo xoolee làkku soose la tin mooy palmier waaw kili mooy benn donc benn palmier la quoi benn palmier bu nekk ci wetu géej waaw moom turam bi fa lañ ko jëlee waaye Chérif boo xoolee daanaka ci entourage bi palmier yi bëri nañ mais pourquoi ñu jël ci benn palmier ñu nekk ñu kiiwee ko ne Tëngkili ñu particularité bi nekk ci palmier boobu lan la ba tax na ñu désigner ko moom ba tuddee ko lieu bi. waaw Tëngkili boo ko déggee dafa am benn rab àll bu fi nekkoon bu nekk ci biir ndox bi bu ñu woyee Ninki Nanka moo fi dëkkoon d'accord waaw moo tax ñu tuddee ko Tëngkili te tur bi xaw fës ci histoire Daaru Xeer d'accord lan mooy Ninki Nanka Chérif. waaw Ninki Nanka benn xeetu animal la boo xam ne buñ koy misaal mun nañ ko wax ne anaconda la waaw mais tamit dafa ànd ak pouvoir boo xam ne dafa tabarkalla macha allah suñu borom jox na ko donc mën na lor doomu aadama ci fànn bu nekk moo tax ñu koy woy Ninki Nanka d'accord léegi Ninki Nanka boobu loolu moom nan lay mel ci àll bi la dëkk wala ci ndox mi lay nekk parce que comme fii garab yi ak ndox mi daanaka ñoo fi nekk ñu tuddee ko Tëngkili waaw moom daanaka moom ci dëkk waaye boo xoolee fu wéet lay nekk parce que dañuy wax ne Ninki Nanka dafa am pouvoir boo xam ne bon mën nañu wax ni pouvoir jinne la mën nañ ko wax parce que dafa am ay melokaan yu bëri donc moom fu muy nekk rek dafay nekk lieu boo xam ne day spécial donc moo tax nag mu daal di tëdd fii moom tamit mu nekk yoon boo xam ne tamit yoon bi mooy dem ba Daaru Salaam di dëkk Cheikh Mahfou Pape Cheikh Samsidine donc histoire bi sax bu muy ñëwee Cheikh Mahfou dafa waxeet jamono bu yàgg bi fii amul woon yoon ñoom ñëpp ñuy dem Daaru Salaam boo xoolee côté bi mu ngi nekk Jululu waaw Jululu moo nekk Jululu après Silit nga jël frontière ko mais bras de mer la géej bi dafay continuer ba Kafountine d'accord waaw léegi nag ñoom jamono yooyu bu ñu jógee Jululu gaal la ñuy jël pour dem Daaru Salaam
boo xoolee waaw Daaru Salaam bi nag géej gi fa la yem. ah ok kon moo nekk na la côté bële waaw. ok donc nag léegi moom Cheikh na bu mu musoon romb fii. mu musoon ànd ak benn doomam ak soxnam nekk ci biir gaal bu ñu yegg see tenk bi dafa del doom ji wàcce ko ci biir ndox bi génnee ko ñetti yoon. moom Cheikh na Cheikh Mahfouz waaw daal di wax ni fii. boobu Chérif Cheikh Samsidine juddogu. waaw boobu génn si waaw. waaw loolu am na solo bu baax mbokk téléspectateurs yi di leen fàttali ni que yéen a ngi ci seen télévision Khadija TV Chérif li muy wax nii am na solo bu baax a baax parce que nee nañu Chérif Cheikh Mahfouz doomu Cheikh Abba doomu Cheikh na Cheikh Mohamed Fadel ànd na fii ak soxnaam ak doomam jël doom ji ñoo ngi ci gaal dugal ko ci ndox bii ngeen di gis ñetti yoon daal di ne fii ndox bi de sama doom dina ko sanc wala dina fi sanc macha allah Chérif léegi par rapport ak position bi fii nii comme ni nga koy waxee ne nga mu ngi ci bras de mer la déjà mu ngi jeexee ci Daaru Salaam Chérif Samsidine moom lan moo ko na inspiré ba tax na moom mu jóge Daaru Salaam traversé ndox bi ñëw fii nii ci Daarul Xayri ba waral tey jii nii ñëpp di ko woowee Chérif Samsidine Diatto borom Daarul Xayri histoire boobu lan nga ñu ci mën a expliquer. waaw moom Chérif Samsidine fa tawakkal macha allah Cheikh na Cheikh Mahfouz am na ay njaboot. te njaboot bu nekk am na lu muy représenté ci famille bi. donc Chérif Samsidine dafa nekk tamit doom joo xam ne am na lu mu représenté ci famille bi. te tamit am na papam fu mu ko teg. donc bi ñu doon wax ci histoire am jour juddoom da nga doon gis Cheikh na Cheikh Mahfouz mu ngi foofu dem rek fekk fa boo demee ci soxna yi nga fekk fa boo demee ci góor yi boo demee ci taalibe yi. moom Cheikh na Cheikh Mahfouz ndax kontaan si juddu Chérif Cheikh Samsidine waaw mu nekk nit yu bëri. wala macha allah. moom boo xoolee Chérif Samsidine moom yaayam mu ngi jóge ba Mali. d'accord ñëw fii. donc moom rek la am comme doom. tamit nekk doom boo xam ne daanaka Cheikh na Cheikh Mahfouz. bokk na ci doom yoo xam ne dañ ko woon ci baatin. d'accord fa tabarkala macha allah maanaam moom xamoon na ni dina am doom bu mel ni Chérif Samsidine waaw te da doon xaar tamit mu gane si àdduna. mu nekk mbégteel ci moom. waaw moom nag fa la commencé nag Chérif Samsidine nekk ak baayam ba baayam génne àdduna. mu nekk ak sëriñam bi ñuy wax ne Cheikh na Mohamed Fadel doomu Cheikh Mahfouz mu ngi taawu Cheikh Mahfouz. magam d'accord waaw daanaka ci papa mu ngi génne àdduna ci loxo kooku la nekkoon moo nekkoon sëriñam. après bu mu jógee foofu nag ci la ñëw sanc Daaru Xayri en 1937. 1937 la Chérif Cheikh Samsidine Aïdara sanc dëkk bi ñuy wax Daarul Xayri macha allah. léegi nag bu mu ñëwee moom bu muy ñëw tamit moom ak doomam yi ñoo ñëwoon ak ay quelques talibem. d'accord ñu jógee Daaru Salaam di ñëw fii di gor ay garab di delloowaat. di ñibbisiwaat Daaru Salaam. d'accord dañuy ñëw di gor garab yi fii pour aménager voilà. d'accord loolu noonu diggante boobu noonu bu ñu doon ñëw dañu am ay jafe-jafe parce que tamit nit ki nanga kese moo fi nekk fi dëkkuwaayu jinne la. dëkkuwaayu jinne la jinne yi tamit dañ fi dëkkoon. tamit ñoo xam ne jinne yoo xam ne dañ ko doon sonal. d'accord maanaam bu ñëwee fii di gor ay garab. def fii ñëw bu ñu ko goree bu ëllëg si bu ñu ñëwee dañuy fekkaat garab bi ñu melaat nu ñu meloon donc mu nekkoon loo xam ne lu yéeme. maanaam moom bu daan ñëw ak ay doomam taalibeem yi comme ni nga ko waxee. pour mën a aménager lieu yi pour mën fee dëkk. bu ñu ñëwee ba gor. bu subaa bu ñu ñëwee dañuy fekkaat garab yi nekkaat fa. même comme ni mu meloon ndax noonu la ñuy melaat. d'accord donc mu nekk loo xam ne mu xaw ko sonaloon. donc dafa du nekk nank kese la amel affaire mais ay jinne yoo xam ne ñoo fi dëkkoon. donc il fallait que mu xeex jinne yi ba pare génn leen fii pour mu mën a sànc fii. donc loolu la def ba alhamdulilah rabbil alamin mu commencé ko ak njabootam. ba yàlla dimbale ko ak ci barke maamam Cheikh papam ak maamam yi. ba mu sant Daaru Xayri nekk Daaru Xayri tey. nekk Daarul Xayri tey. dëkk bi nga xam ni comme ni nga koy waxee woon bu njëkk danger yi bëri nañ fi non seulement amoon na ninki nanka bi nga xam ni nekkoon na créature boo xam ni. très dangereux comme ni nga koy waxee ndax amoon na pouvoir yu bëri waaye tamit ñun ñëpp xam nañ ni que yàlla ni ñu bindee noonu la bindee jinne yi ñu nekk fii ak ñoom di dund ak ñoom nga ni jinne yi tamit solo noonu nañ trop Chérif Cheikh Samsidine waaye loolu yëpp am na te kooku ñu naan Chérif Cheikh Samsidine
xàlli na loolu yëpp c'est-à-dire xeex na ak ñooñu ñëpp xeex na ak ninki nanke yi xeex na tey ak jinne yi ba mu war a mën a am dëkk bi ñu naan daarul xayri boo fi duggee nga am sensation nekk à l'aise nga nekk en sécurité doo xalaat par rapport ak danger yi Cheikh Samsidine ci loolu ba tax ñu naan ko le Diatou lan moo taxoon loolu ñu naan ko le Diatou le Diatou boo ko xoolee Diatou moom mooy buñ koy xayma Diatou ñëpp xam nañ ko ci soose la donc boo koy traduire en wolof mooy gaynde gaynde moom mooy buuru àll bi donc dafa nekkoon kenn koo xam ne te jàmbaar la ci wàllu bu nekk nag ci góor yàlla taxaw na fa donc ci wàllu zahir ak ci wàllu baatin ci wàllu zahir liggéeykat la woon moom c'est un cultivateur boo xam ne ferme la moo xam ne dina liggéey moom yëpp lépp lu muy dund da koy béy moom ci boppam moom Cheikh Samsidine doonoon na béy da doon béy loolu la ci la doon dundee parce que boo xoolee moom grenier bi lu mu fa def dina ci dund ba déwén fekkaat ko foofu moom Cheikh Samsidine te du yemul woon ci moom kese yemul woon ci dëkkam kese ci dëkk environnement yëpp boo demee foofu ñoom ñëpp ku manqué leen dund fi ngay ñëw ku am soxla lu la jaaxal ci sa dund fi ngay ñëw mu jàppale la donc Daaru Xayri noonu la commencé ñu sànc tabax këram njaboot yi ñëw kër gi macha allah commencé di yaatu famille bi commencé di yaatu parce que loolu la ci doon gis parce que xam na ne moom fa tabarka la macha allah yàlla dina ko may njaboot yu bëri te njaboot yi fu ñu bëri rek coow mënu fa ñàkk donc il était loo koo xam ne dafa bëggoon élargi du ça veut pas dire que moom dafa jël Daaru Xayri rek teg ko ci kaw Daaru Xayri Dar Salaam moom dundam yëpp boo xoolee papam la doon gis moom dafa woon ne Cheikh Mahfouz mooy miroiram bu doon dem Dar Salaam sax da doon jël ñax yi foofu indi ko Daaru Xayri pour fii am naat mu am barke waaw da daan jëlee ñax yi ci Daaru Salaam indi ko fii ci Daaru Xayri waaw da leen bale Dar Salaam mooy ci papa ji fu mu tëdd noonu mooy fu ñu woowee Baba Ya fu xabri Cheikh Mahfouz nekk fu ñuy ziar noonu moom moo ko njëkk defar aménagé ko léegi chaque mercredi da doon wàcc fa kaamil dajale shérif yëpp bu pare noonu mbalit yi fa nekk yëpp mu dajale ko indi ne leen taalibe yi indi leen ko Daaru Xayri ndax Daaru Xayri mën a naat te alhamdulilah rabbil alamin dañuy yegg si fii ba Daaru Xayri ñëpp foo mëntu toll di dégg Daaru Xayri d'accord Aïdara Chérif jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax am na solo bu baax a baax comme ni nga koy waxee dëkku Cheikh Samsidine boo ko xoolee di nga xam ni que dëkk la boo xam ni am na barke macha allah parce que boo fa duggee yow mii di jullit nekk ci diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nga xam ni que fii deretu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey na fi liggéey bu doy waar waaye comme ni nga ko waxee woon moom nekkul woon ci wàllum spiritualité bi kese doonoon na contribuer ci société bi par rapport ak agriculture bi di bay di jox nit ñi di dundee loolu am na solo bu baax a baax Chérif waaye tey buñ doon wax tey ci ndox mi nekk suñu ginnaaw ñu koy xool yan kéemtaan nga ñu mën a wax moo nekk ci ndox mi lu nga xam ni que nit yi dinañ ko faral di gis à l'œil nu gis ay mun nga toog fale seen ay lumière yoo xam ne dañuy dox di ñëw doo xam fu ñu jógee d'accord loolu lu bëri daal moom na nga gis lu mel ni dañ fi taal dara safara wala leen nga gis ci ndox bi waaw nga koy gis muy génn loolu yëpp ay kéemtaan loo xam ne daan na am fii waaw luy am na yoo xam ne daanaka sa guddi sax boo après timis bi ñun jamono bu ñu nekkoon xale dañ doon tere ñoo côté yi donc dafa nekkoon loo comme ni ma la doon wax jinne yi dañ fi dëkkoon léegi mu amoon consensus boo xam ne dafa am ak ñoom maanaam am na jinne yoo xam ne fexe na leen ba génn fii mais ñu fi dëkk nag ñu fi nekk ñoo xam ne nangu nañ ànd ak moom dafa am loo xam ne pacte la boo xam ne maanaam mën naa ko loolu la ñu signé pour ñu mën a dëkk mën a aar dëkk bi tam d'accord maanaam Cheikh Samsidine dafa signé pacte ak jinne yi pour mën a sécuriser fii d'accord parce que boo xoolee moom comme ni nga ko waxee du woon agriculteur kese parce que du woon tamit jàngalekat parce que fii dafa defoon ay daara doon jàngale fii ay nit taalibe yi fi nekk ci dëkk yu bëri mu jël leen am daara bu mag bi fi nekkoon boo xam ne fa lañ doon jàngale xale yi bu jógee loolu tamit dafa nekkoon guérisseur di faj nit ñi moom bind na 14 téere am na téere boo xam ne wàllu faj rek garab boo xalaat ci biir Casamance mun bind na la fa lu muy faj ak lu muy njëriñ d'accord donc dafa am loo xam ne ay loolu ci famille bi lay des mais dinañ ko mën a wax duñ ko mën a fosal mais dinañ ko mën a wax pour nit ñi xam dimension l'homme mooy xam mooy Cheikh Samsidine donc moom bind na téere 14 téere yoo xam ne géographie sax bind na ko
lu wàllu Chérif Cheikh Samsidine Chérif Samsidine d'accord moom dafa defoon école française wala. non Chérif Samsidine musul jàng école française d'accord moom nag nitu diine la diine lay xeexal te diine la fi nekkaloon tamit d'accord moom tamit boo xam ne même temps colon yi sax bu ñu amoon problème ni ak nit ñi ñoom dañoo nekkoon di taxawal jullit yi di taxawal néewu doole yi loolu lañ fi nekkoon te seen maam seen papa Cheikh na Cheikh Mahfouz loolu moo nekkoon mission fi d'accord Chérif loolu am na solo bu baax a baax waaye tamit boo xoolee ndox bi Chérif daanaka boo xoolee boor bale suuf bi dafa mel ni lu xaw a weex xaw a zone xanaa foofu ndox bi yeggu fa. waaw xam nga boo xoolee ni ci ginnaaw fii nii am na benn dëkk boo xam ne ay manjaak ñoo fa dëkk. manjaak ñoo fa dëkk ci ginnaaw. waaye tamit am na Chérif Samsidine fexe na ba ñoo ñëpp mu dugal leen ci diine ji am taalibeem yoo xam ne mu bàyyi leen fa ñoom ñoo fa nekk ba léegi. maanaam bu njëkk da nga doon jël gaal traversé dem mais am na temps moment boo xam ne mën nga dox géej gi dem parce que géej gi moom xootul na macha allah. d'accord léegi comme lieu bu saint la. parce que macha allah nitu yàlla jaar na fi def na fi ay jalooreem. ba tax na tey jii nii télévision Khadria TV jóge ba Dakar ñëw fii nii ci Daarul Xayri pour wane mystère yi wan fi lépp est-ce que tey jii nii mën nga ñu wax ndax population buy dund fii nii dañuy faral di traverser rivière bii nii wala dañ ko jàpp comme un lieu sacré kenn du ci jàll. waaw xam nga alhamdulilah rabbil alamin ñun ay jullit lañ alhamdulilah te dañoo gëm yàlla. di xam ne diine l'islam benn la tamit xam yonent bi kenn la yàlla moo ko yónni. alxuraan karim tamit mooy téere yàlla bi. donc mënuñu dund lu dul sunna mooy diine bi sunna bi donc lépp lu am rek dañuy xam ne rek yàlla ci yàlla la rek. donc géej gi jàpp nañu ne ndoxu yàlla la lépp lu munta am foofu tamit suñu borom moo ko fa dénkaane foofu donc Chérif Samsidine tamit jaamu yàlla la jaam joo xam ne da doon jaamu boromam ba boromam fay ko tey daaru xeer. d'accord léegi kon mën nañoo wax ni que fii daanaka nit ñi dañ fiy jàll dañ fiy faral di jàll ndox bi am na ay jeunes dañuy def activité pêche fii nii wala. waaw macha allah géej gi am na njëriñ loolu ci waa dëkk bi sax. d'accord parce que boo xoolee fii dëkk bi daanaka lépp lu ñu doon napp ci jën fii lañ ko doon jëlee. même pas dëkk bi sax muy weneen dëkk yi nekk ci ginnaaw ñi yëpp. fii lay ñëw di napp si dañuy ñëw fii wàcce fii dugal seen gaal yi napp lu ñu napp yóbbu ko seen dëkk dem jaay ko foofu. d'accord alors mbokk téléspectateurs yi comme ni ma leen ko waxee woon Khadria TV fu nekk ak saa su nekk ak yéen ñëwoon nañ fii ci Daarul Xayri waaye tamit yegg si fii ci Tinkiling mu nekk lieu boo xam ne comme ni ma leen ko waxee woon au début lieu la boo xam ne bëri na ay mystère macha allah parce que booy xool ñu lay wax ay waxu jinne di la wax ay waxu nink-nank di la wax ay wax par rapport ak danger bi amoon ci traversée rivière bi tey jii nii téléspectateurs yi Khadria TV ànd ci ak Chérif Cheikh Samsidine wala Cheikh Sidi Biya mu définir leen mystère yooyu wax leen ni que macha allah léegi par rapport ak liggéeyu Chérif Cheikh Samsidine ñu naan ko le Diatou léegi dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne c'est sécurisé nit foo mënti jóge ak loo mënti soxla boo jaaree Daarul Xayri incha allah yàlla fajal la say aajo ndaxte dafa am ñaan am na ñaan ci naan am na ñaan parce que surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi def ay jalooreem Chérif ñoo ngi lay sant victoire bi ñu raconté par rapport ak Tinkiling di la jox nga wax sa dernière parole nga tàggatoo ak mbokku téléspectateur Khadria TV. waaw alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla bu baax a baax di gërëm waa Khadria TV di leen wax ni ñun de waa kër Cheikh na Cheikh Mahfouz kontaan nañ trop ci yéen te di leen gërëm bu baax di leen dalal fii seen kër la te yéen seen bopp xam ngeen loolu alhamdulilah rabbil alamin ñi sant yàlla ñu fekkee déwén yu bëree bëri ba ñuy dem ay xawdu ñu defaat yeneen émission yi mel nii. incha allah jërëjëf Aïdara mbokku téléspectateurs yi fii la ñuy yem ak yéen ci ziara Daarul Xayri nekk découverte fii ci Tinkiling mu nekkoon lieu bu saint comme ni ma leen ko waxal ngeen ànd ci ak Khadria TV waaye balaa ma tëj dinaa gërëm sama équipe technique ku ci mel ni sama caméraman Abdou Khadir Diouf maa ngi lay sant di la gërëm waaye tamit sama monteur maa ngi koy gërëm bu baax a baax équipe technique de choc boobu nga xam ni bu reportage yi demee ba nekk le meilleur c'est grâce à eux maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax waaye tamit yéen mbokk téléspectateurs yi di leen jox dig daje ci yeneen découverte tarixatul Khadria mooy suñu mission propager dimension spirituelle
képp kuy ahlu baytu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di sant di leen gërëm